salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal mbokk Sans Limites yi seen doom seen xarit Fatou Mbaye tey nee naa leen ci li ngeen neex rek ci la ñuy dox tey nag Beach Collection moo xewle woon borom prêt à porter yu baax yi borom robe bu jongoma yi moo woote fii ci Almadi côté Kacha rek nee naa leen ku bëgg robe bu baax robe bu jongoma robe bu belli comme ni ma def nii rek sànnee ku tey ñoo ma génne fii Massadia def lu ma saf sama robe bu jongoma ku bëgg lu mel nii rek da ngay daagu si fi nànk dañuy dugg nag ci biir ma won leen xeetu sañ-sañ xeetu baax bu ne comme ni ma leen ko waxee rek nee naa leen bii collection moo xewle tey borom robe yu baax yi ki nga xamante ni ku mu jaay robe rek doo jongo ma gis nga ma tey damaa belli ak lu ma saf tey nag ñu ñëw fekk fi ndaanaana muy Boubacar Diallo ndaanaan bi nga xamante ni kan dootu leen ko présenté tey mi ngi nii jàkkaarloo ñu moom tam def balaam bu baax tey daal dafa mel ni jàmm la ñu woote de waaw mooy bonk nen na ñëpp sol lu weex white party donc white afternoon ñu def benn white afternoon rek ñëw wuy si ko et puis gérer nu mu ko buggee donc moom dafa am confiance ci ñun ci nu mu bëgg ñu doxalee ko on va venir l'accompagner gérer avec et puis defal ko li mu bëgg et puis wóolu ñu si nekk à l'étranger woo ñu pendant une semaine ñuy wax naka la war a demee donc on est venu l'accompagner la féliciter d'abord et puis yi muy indi macha allah yal na yàlla def jàmm. yéen ñaar seen relation lan la. ba écoute man sama sister la donc baaxam yiwam bëgg réew mi bëgg mode she's fashion she's so fashion dafa fashion tu vois dafa bëgg élégance dafa bëgg yi nga xam ni moom lay gis Los Angeles moom lay gis New York moom lay gis fépp ci àdduna bi sénégalais yi am ko donc respect à moom ci initiative bi ak xalaat bi mais surtout xam nga lii boo ko defee da ngay fay douane lii nii da ngay fay douane da ngay fay loyer da ngay fay ay employés da ngay fay courant da ngay fay ndox donc elle participe à l'émergence du pays day jàpp ci dëkk bi mu jëm ci kanam donc mënoon na jël xaalisam jënd si kër tabax ko comme ni nit ñi def loué ko loué ci kaw dëkk ci suuf donc lii la ci def maa ngi koy féliciter di ko encourager de tout cœur avec elle. yaakaar naa lu ne mën lañu ci nax ba mu des ci mode ci sañ-sañ tey nit bu yore yére marque wala mu yor mode di nga xam lii ban qualité yére la tey boo amoon loo koy conseil di ko yokk ci li nga xamante ne tey mu ngi ci yëngu muy ñaw muy mode muy tën yi nga xam dafa am classe mën na dem fépp tey lan nga koy yokk. non amul luñ ci yokk xam nga léeg-léeg nga seet affaire boo xam ni doo ko gis fenn ci àdduna bi di nga ko wër fu ne xam nga lii di nga ko wër fu ne doo ko gis xam nga ça c'est de l'art c'est artistique artiste bu ko génnee xam nga toj na fépp fu mu dem xam nga toj na fépp fu mu dem xoolal mën nga ko seet 100 ans doo ko gis mën nga wër àdduna bi yëpp doo ko gis mais moom xam na rox yu baax yi léeg-léeg xoolal sama Givenchy la ma yónnee ne ma Givenchy laa bëgg nga génn lu ma ci mën. mënuma ci dara. kon daal xeetu baax sañ-sañ boo ko bëggee mën nga ñëw. boo ko bëggee mën nga ñëw fii waaw. kontaan nañ merci beaucoup. tey mu ubbi tey lu mel nii yaakaar naa ne macha allah tey robe marié yi tey ku bëgg a marié mën nga ñëw fii ku am soirée dîner de gala mën nga ñëw tey macha allah biigee dama koy ñaanal rek yàlla lafal ka cot lan nga mën a conseiller ci biige la ak lan nga ñuy dolli tey ci biige tey boo amoon loo xamante ne tey di nga ko dolli parce que biige macha allah robe mi jongo mën a fashion na te macha allah daal. en tout cas Bigué lu ma leen mën a wax rek mu ubbi lu mel ni du loo xamante ni daf ñu jaaxal ñun ñi ko xam depuis des années parce que ku mës a bëgg boppam la ku mës a bëgg sañse la donc on ne peut qu'encourager xale boo xamante ni xëy na sénégalaise la moo ngi ba Canada di bay waaram ci lépp di dugal loxoom ci lépp donc je veux dire jeunesse bu nekk war na jël exemple ci Bigué parce que vraiment li muy def am na solo et on l'encourage parce que ñoo ngi koy ñaanal yeneen i Biz Collection à travers le monde. diw baax na dañuy laajte ba xam mbokk yaa ko wax ay xaritam yéen ñi nga xamante ni yéen a xam Bigué tey yéen a ñu mën a wax tey kan mooy Bigué parce que lii c'est pas facile femme d'affaires jigéen bi nga xamante ni tey demul ci beneen réew def ko dafa ñëw ci réewam. ni tey sama réew rek laa am lu mel ni su ma koy def sama réew laa koy def yow nga nekk tey xaritam nekk doomu ndeyam lan nga ñu mën a wax ci loolu te ñu ngi lay nuyu tey def nga jongo ma sama xarit bi waaw dëgg ne ma ne ko Biz Collection moo fi jaar dañuy kontaan rek dañuy bég Bigué bu xewlee ñu ñëpp dañuy jàpp li ñu jàpp ñëpp dañ koy bàyyi ñëw teewal ko
parce que Bigué dafa nekk nit ku baax ñun suñu xamante léegi ça fait plus de 20 ans 25 ans donc suñ toogee ba tey muy réaliser lu mel nii dañ siy kontaan dañuy ñëw teewal ko jàppale ko nuñ ko mën a jàppale vraiment. lan nga ñu mën a wax ñi nga xamante ne seetaan ñi ngi seetaan tey boutique bi di seetaan tey inauguration bi tey lan nga leen mën a wax tey ku bëgg a ñëw fii wala tey nga gis tenue yi nga xalaat ne tey yow say moyen amoo moyen yooyu lan nga mën a wax ci. Déjà ñu ngi boutique bi mi ngi juste moo taxaloo ak Kacha mi ngi nekk juste en face de station Chelou Ngor bi et di leen wax ne bu leen ragal ñëw leen Biz collection mi ngi fi pour ñëpp mi ngi vraiment pour ñëpp yamul ci robe de mariée yi kase mi ngi def haute couture mais am na yeneen yu ci nekk am nañ ay sandales am nañ ay nu-pieds daal tenue de sport lépp mi ngi fi boo ñëwee lépp loo soxla di nga ko fi fekk mu ñëwee bëggal leen. tey boo amoon loo koy doon lan nga koy. mu continuer rek suñu xel dal na si moom na continuer ci kaw ci kanam ci lu baax rek yàlla. mais fii nga génne. Biz moo mais est-ce que xam nga dara Bigué rek moo am lii si man ma def pose ongle teg greffage sol robe fente moom rek ko am si moom vraiment donc Biz collection moo jaar fii moo ñu génnee robe yi moo ñu defar lii nii yëpp Biz collection daal mi ngi fii pour ñëpp. ku ñëw di nga mel nii tey ni ma naay see jox ma tey de. waaw tout d'abord maa ngi nuyu mbokk internet yëpp di am mbégte vraiment le fait que ngeen fekk ma fii si sama place siste bi nga xam ne mooy Biz collection mu yàgg ma sol si samay clip xam nga lépp lu ma sol moom la ci samay clip ci ay spectacle yi may def moom la donc moom mooy solal star yi quoi donc mu nekk. waaye moom daanaan la et c'est un plaisir tamit ki nga xam ne mooy ndaw Sénégal la xam nga di fighting ba tey yegg si fii ubbi boutique boo xam ne fi mu ko ubbi rek déjà c'est quelque chose mooy les Almadies tu vois c'est classe quoi donc di ko ñaanal rek yàlla defal ko ci jàmm lépp lu muy séntu yàlla defal ko fi si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye. c'est pas facile jigéen macha allah nga nekk ci dëkk. nga nekk ci beneen dëkk réaliser woo foofu nga ñëw ba sa dëkk réaliser loolu ndam la ci jigéen ñëpp ndam la ci Sénégal. waaw ndam la mu waral ñu war koo teg loxo ñu war koo teg loxo bañ ko teg bët c'est très important. am importance. waaye xam nga loolu dafa am njëriñ jàppale ko parce que guerrière la boo ko xamulee mën ngeen bañ a jibboo quoi. mais c'est une guerrière dafa bëri yu muy du bëri lu muy bañ sax mais dafa xam li mu bëgg maa moom dañoo xaw ñuroo ci côté boobu quoi donc voilà. loolu boo amoon loo koy doole la nga koy. waaw dama koy wax mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu mu xam ne mi ngi ci géew bu metti mooy géew entrepreneuriat dafa metti tu vois donc voilà. loolu la quoi yeah. waaw tey moom bisu mbégte la parce que ki xewle day koo xamante ne c'est une sœur c'est ma cousine di nit ku baax nit koo xamante ne bii ku gëm boppam la gëm liggéey aussi te Sénégal boobu lañ toll te tey xam nga yombul nga bañ fee nekk di doxal benn business boo xamante ne bii c'est pas facile nga gëm sa bopp ba heure bii dindi ay yëre yoo xamante ni c'est hors pair pour bëgg rek Sénégalais di kontaan kon tey bu ubbee lu mel ni dañuy am contentement pour ñëw ci boutique bi. pour honorer ko ak moom. da nga faral booy dem di dem tournage wala dara dala faral di solal wala. mais bien sûr man événement yu ngeen di maam yëpp Biz collection moom may solal. waaw ku ne xam na ni moom ay yéreem boo ko solee day nekk unique day nekk loo xamante ne yow ko si yaa koy sol. dafay raar. day raar te ku nekk loolu nga bëgg aussi ba dem événement sol loo xamante ne kenn du ko sol te Bigué ci loolu la nekk et que macha allah daal. soo amoon tey ban conseil nga ko jox parce que jigéen la comme ni ma wax rek fi mu nekk mënoon na ko faa ubbi mais dafa gëm Sénégal gëm réewam moo tax mu indi ko fii ba pare ñëw ba xolu Sénégal mu teg ko fi muy Almadies tey lan nga ko mën a conseiller. waaw xam nga moom nag maag moom dañoo bokk ba pare ñu bokk lu ñu gëm monsieur Nali moom muy lébu boo xamante ne dafa gëm boppam man dama ko naw parce que tout le temps dañuy waxtaan mais tout le temps day waxee ak xol ak amour ci li mu nekk loolu mooy yokk tax tout le temps da ngay xam ne kii li mu nekk da ko gëm. mais sénégalais aussi laay woo pour ñu gën ko jàppale parce que aussi bu indee lu mel nii ñun ñoo mën a indi suñu apport jàppale ko ba affaire bi mën a dem ci kanam Bigué moom je dis sans faute moom xam nga moom dafa xaw a kii tuuti yooyu noonu. dafa bañkat la daal bañkat la du coup bañkat moom kenn mënu ko bañal dara jusque lañ koy ñaanal yàlla mu yegg ni aw yoon rek loolu lañ koy ñaanal. Non, déjà pour commencer, c'est une grande sœur.
donc une conseillère une amie nit ku baax nit ku am ambition ku ma yàgg solal aussi donc ñu bëri xamee nañ tu vois donc mënuma lu dul ñëw voilà. lan ngay am tey conseil boo xamante ne tey boo amoon doo koy dooleel lan lay doon tey mu nekk koo xamante ne tey yàgg nga am ay bis yoo xamante ne moom moo lay dooleel di la sañseel tey boo amoon loo xamante ne tey da nga koy dooleel lan lay doon parce que femme bu brave la c'est pas facile waaw c'est pas facile. man lan laa ko mën a defal mooy ñaanal rek parce que déjà comme ni nga ko waxee c'est une femme brave elle sait ce qu'elle veut elle est ambitieuse donc dama koy ñaanal rek yàlla fi mu bëgg a àgg mu àgg fa voilà. lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te bëgg a ñëw fii. non te sañse yi nga gis. xanaa di leen woo rek di leen wax yéen ñëpp ngeen ñëw ndax xeetu sañse façon bu nekk am na fi te xam naa ni ku fi dugg moom doo ko rëcc. di nga bëgg ça c'est sûr. Bachir lii doy na waar Bachir dama bëgg nga jëlal ma xale bi xeetu robbam waa moom sax dafa dégg daal jëlal def na jongoma waa lii lan la. mooy plume bis. la robe ne def ci plume mais bii collection tam est-ce que du arrêté tam. fu war a arrêté il est temps daal. tam tout moment moom day écarté du arrêté. Diamant Noir nuyu naa. maa ngi lay fay yaa ma daaxale foofu. dafa mel da nga kontaan. ah macha allah. lan ngay wax. di féliciter sunu grande sœur Biz Collection yàlla sàmm ko aar ko dax. amiin waay taane may ko li mu bëgg ci xolam. ñu dem ba koy dégg partout dans le monde boutique bi nu mu nekkee fii tey Dakar ñu dem ba koy dégg Canada bi mu nekk France fu nekk daal incha allah yàlla mën na ko te dina ko def parce que. mais sa robe lii mën na dem fu ne. bii collection tamit soo tamit nga arrêté. tey war a arrêté tamit. nga xoolal lii man am naa envie marié nii. waa lii da ngay am envie marié. démb ba mu fi ñëwee ba mu ko gisee même chose nee na envie marié. arrêté yow laa si gën a gis sax daa mel. Je suis très fière de Bigué. C'est une grande dame. Ku xam Bigué xam ne elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, c'est-à-dire que juddu ju rafet. fekk papa boo xam ne liggéeyal na ko lépp macha allah mais mu ne bëggul loolu li mu bëgg moom muy liggéey amal boppam man mi taxaw fii tey songu naa affaire yu bari yoo xam ne c'est grâce à elle. donc awma fayam ndax ànd naa ni 10 ans yoon bi ma Bigué teg conseil yi ma jox changement bi mu def ci man yi ma àndal 10 ans defuñu ko ci man je sais pas quoi dire en tout cas ma koy ñaanal ndax xeeb naa sax ñaan yi parce que dëgg neex yàlla ak ku ma ci mën a jàppale maa ngi ñaanal Bigué yàlla defal ko jàmm sàmm ko yokk mën-mën bi ba Biz Collection yi ñu am ci benn Paris Londres États-Unis un peu partout dans le monde parce qu'elle le mérite. Elle est dans l'ombre man maa la fi nekkal tey je suis fier d'être ici je suis fier aujourd'hui d'être là et de vous dire que je suis fier d'avoir une personne qui m'aime sincèrement xarit bi ma doon wër bu yàgg yàlla may na ma ko muy yow kon yal na la yàlla sàmm je t'aime je peux pas te dire assez que je t'aime mais tu sais que je t'aime et tu fais partie de moi. Gros bisous, je t'embrasse fort. Là où tu es, tu peux être très 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 fier de toi. Merci. boutique bi jigéen ñi la ko defaral. artistes yi la ko defaral. ndaanaan yi la ko defaral. képp koo xam ne yaa ngi ci dara. képp koo xam ne war nga dem xam nga man sama xol bi boo ko ubbee dañ ciy fekk ay tapis rouge. ñu teg ay tapis rouge lal tapis yi ba noppi caméra yi tàkk lumière yi tàkk. léegi la nouvelle destination à Dakar pour les filles pour les grandes dames c'est ici chez Biz Collection. tey ñu ñëw tamit seet si sunu jigéen Biz Collection ba borom Canada di nekk jigéen joo xam ne bu mën góor parce que lii dafa nekk loo xam ne su ma gisee jigéen en tant que jigéen ngay def lu mel nii sama xol day sedd parce que man lu ñàkk fayda du ma déplacé loo parce que man dama gëm liggéeykat parce que soo nekkee liggéeykat dama lay gëm te li may ñaan mooy képp kuy sénégalais na ñëw jàppale Biz Collection si li muy def ndax li muy def nii ngeen dem di jënd si tubaab yi moom ngeen di jënd si américain yi moom ngeen di jënd fu ne kon nag na ngeen xam ne li nekkoon Amérique li nekkoon Canada li nekkoon Dubaï lépp mu ngi fii te ñun sénégalais yi mooy lan du ñu soutenir sunu doomu aadama ànd ak sunu doomu aadama du ñu soutenir kon nañ soutenir ñëpp liggéey nekk benn jàppalante yàlla tax àndandoo boolu nekk benn di gërëm tamit
seen télé bi. xam naa ne dina leen jël benn interview ñu toog waxtaan. waaw incha allah waa Sans Limites yàlla waa Sans Limites waaw maa ngi leen di gërëm di remercier parce que nag jàpp toobaay moo tax a yegg fa nga jëm lépp nice na kontaan nañ trop. mais si dàll yi wuy ma ñëwal ci dàll yi. Griff tamit il faut nga arrêté. waaw jëlal ma dàll. waaw dàll yi la ñuy wax ma queen. waaw Sénégal soo fi ñëw da ngay sol lu cher parce que dàll yi dafa sosoo si Biz Collection soo xoolee lépp ay diamond la kon soo koy wuyu si da ngay sol loo xam ne lépp ay jamaa la. mais jamaa noir Diané Diouf borom yaraax ma jumelle d'amour mais doom nay tey da nga def belli ñëw tey ci inauguration lan moo waral. waa gis nga dëgg du neex Biz Collection xam nga bu wootee faaw xale yi ñëw wuy si ko ndax mooy marque bu baax bi te xam nga awa moom day suñu xarit fu ñu wooree dañuy ñëw wuy si ko ñu ñëw fekk fi kii yu baax yi bagage yu baax yi ay marque yu baax xam nga mënul ñàkk daal. te yow ku ne xam na ni solukat nga lan nga wax ci robe bi nga gis. damaa kontaan damaa jooy li ma gis fii nii sama xel daal na bàkki yàlla. lan ngay wax sa mbokku jigéen ma leen di wax nag ñu ñëw na ñëpp ñëw bu kenn xaar na ñëpp ñëw parce que fii la lépp nekk nag ku bëgg a génn sañ sa belli jongoma xam nga. da ngay ñëw Biz Collection rek ñooy maaseel la dëgg du neex. waaw dama bëgg parce que sama yaay moo ibbi gars yi lekk yi na xaar tuuti waaw sama yaay mooy ibbi bu diggam xam nga ñu yàgg torop mu yàgg ñoo solol ci ay affaire yu bëri donc tey damay am fierté ñoo teewee bu ibbi bu diggam waaw. yan relation ngeen am. waaw comme Biz Collection sama yaay la doom la may wax damay dem fii sax mënu ma solol lii même bu ma dul jox daf may conseiller li may sol. et nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku oyof la boo waxa moom da ngay foog ne sa morom nga boo gàttee xel mais dañuy kontaan ba pare tey jii day wane ni li ñu naan la place de la femme c'est à la cuisine loolu amul waaw parce que jigéen bu mën góor la jigéen boo xam ne boobu ba léegi mi ngi koy jaayante kon lii du chance mais mérite la parce que Biz dafa yàgg a jaayante kon di wax yàlla na ko jig et yàlla na nekk ay millions de boutiques à travers le monde parce que ñu loolu lañ koy ñaanal parce que yàgg nañu supporter yàgg na nekk suñu ginnaaw vrai. ngay wax sa mbokku artistes yi nga xamante ne tey xamuñu ko tey bëgg a ñëw. waaw di leen wax mais boutique bu baax baa ngi nii ku fi ñëwul sañ sa woo sa lu baax sa lu chic boo bëggee sa lu chic. et ñu Biz Collection. waaw kon mooy boobu. kii di rajo mais Siara maa ngi lay siyaar bu baax a baax. lan ngay reetaanee da nga kontaan wala lan la. non kontaan naa nag parce que j'ai vu que ma grande sœur ni jàmbaar la franchement la jigéen bu mën góor la te dañ koy ñaanal rek waaw. lan nga wax ci tenue yi tey moom dama xool sama bopp tey damay xalaat ba ma amee événement mën naa jàppee sama bopp Beyoncé. tey bi nga gisee robe bi amoo envie tey. si franchement mais yàlla nañu yàlla defal bés bu rafet rek nga ñëw comme ça Biz yàq ma. ñu def jongo Biz Collection moom la ñu wax. amul leneen. amul leneen xale bu ci bëgg fatal daal chic fatal femme fatale donc je vous conseille ñëw leen seet si Biz biige waaw mais jongo ma nga laf cat bala ma laa nuyu dama naan la jongo ma laf cat. merci gis naa la yaa ma dàq gis naa la maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey da nga ñëwoon tey ci bis. waaw dama ñëwoon tey soutenir sama grande sœur Biz Collection. lan nga ñu mën a wax tey ci Biz Collection parce que c'est pas facile nga nekk bitim réew ñëw indi lu mel ni Sénégal. dëgg la xanaa gën ko encourager rek te ñaanal ko yeneen yu bëri topp si vraiment nit ku baax la nit ku woyof boole ñëpp man moom personnellement man mënuma wax lu bëri si moom ndax xam naa fi ma teg dañ koy ñaanal rek yeneen yu bëree bëri topp si te yàlla may ko vraiment wér sàmm ko aar ko. fi nga génn. moom moo fi génn bi. jëlal bi. looy maale maram doy doo fa war a arrêté. Biz la. lan ngay wax mbokku jigéen ñi lay say. bon nañ fi doxantu lépp lu ñu bëgg mu ngi fi soxlootul sax ngay voyager pour ba am li nga bëgg mun nga ñëw fii nañ fi doxantu dañ am lu ñu bëgg. waaw kontaan la rek kontaan te ak mbégte li ñu am pour teew ci fii ndax bii dafa baax nekk ambitieux boo lekk nangoo liggéey xam nga nekk fu sori liggéey ubbi fi lu mel nii jaar na ñun xale yu ndaw yi nga xam ñu ngi liggéey ñu jot fi taxaw soutenir ko du noonu. mu nekk sa nawle tey ndax waar bi mu nekk mi ngi fi bay baara waaye yow tam yaa ngi bay sa waar si côté tey boo amoon conseil tey bi nga koy doole wala loo koy yokk lan lay. mu jàpp taw bàyyi rek te gëm te xam ni àdduna liggéey kese la waaw na jàpp rek laa ko wax te xam ne day baax. Mango voilà dagal jox Mango voilà ak nous a aussi va couper
Et c'est ça, la grande famille de la musique sénégalaise. Le groupe Safari aussi, les filles vont couper. Et aussi Amati, voilà. Qu'est-ce que c'est fashion? Voilà. Encore pour Safari va revenir. Voilà. Voilà. Donne derrière toi. Safari, voilà. Mati, viens. Voilà. Donne à Mati. Allez. Voilà. Allez, DJ. L'utilité snack d'abord, c'est comme on vient de commencer. Et c'est ce jour J. Peace Fashion vous dit merci. Et le spectacle démarre.